léegi nit buy lab ne ci biir géej mu commencé agiter di yëkkati loxo yi wala muy yooxu wala muy def ay signes de noyade bu boobaa maître nageur bi moom dafay alerter d'abord dafay siffler en continu wala mu siffler 3 fois pour alerter ses autres collègues ñu daal di daw en équipe dem aller vers lui pour secourir ko voilà donc bu ñu ñëwee ba si moom du ñu ñëw rek jàpp ko directement dañuy fay def nage d'approche li ñu tuddee nage d'approche mooy da ngay fay nga yëkkati sa bopp ngay xool victime bi te doo ko mos a quitter des yeux nga fay ba si moom boo ñëwee ba si moom bay waaj agsi nga plonger en piqué canard ba si suuf nga daal di ko tourner ba nga xam ni jàpp nga ko nga am benn prise boo xamante ni moom la ñuy jàppee ki nga xam ni mooy lab ensuite voilà bouée de sauvetage bi soog a ñëw ñu jàpp ko mun ko remorquer. boo fayee ba ñëw jege victime bi boo defee piqué canard déjà yaa ngi sous l'eau yaa ngi nekk piqué canard mooy nga ñëw ba ci moom nga plonger dugg ci biir ndox mi boo duggee ci biir ndox bi fekk victime bi mi ngi à 2 mètres ou 3 mètres ci maître nageur bi nga soog a plonger sa bari bopp nga dugal sa yaram yëpp si biir ndox bi nga nuuru si biir nga fay si biir fekk ko foofu. Là ensuite yow da ngay tolloog niveau soit bassin wala niveau genou yi boobu du la mun a jàpp voilà boobu di nga ko mun a tourner dans l'eau def ak moom benn rotation nga def prise téye ci poignet bi boo téye si poignet bi d'abord da nga koy yóbbu si ginnaaw pour neutraliser loxo bi d'abord ensuite beneen loxo bi nga yéegal ko côté bi nii fii ci kaw pour nga mun ko defaat beneen prise fii. donc de ce fait benn loxo bi dafay nekk ci gannaaw benn loxo bi nekk ci kanam léegi beneen loxo bi ci gannaaw dafay servir comme levier boo ko pincé rek automatiquement da ngay gis buste bi ak bassin bi dafay jóg te moom du mun ci yow dara du la mun a jàpp parce que ginnaaw nga koy féete donc boo ko féetee ginnaaw nag nga fexe ba mu yëkkati boppam comme ça mu mun a noyyi boo koy génnee soit inconscient wala conscient yëpp aussi lu gën mooy nga yëkkati boppam ba nga xam ne boo koy remorquer du naan ndox. voilà donc noonu la ñuy defee nage d'approche pour jàpp victime. victime moom bu nekkee ci zone bi nga xam ne amul pied ak selon tamit type de plage yi parce que tey boo xoolee Grande Côte fi ñuy wax Grande Côte mooy lu jógee Yoff dem vers Malika foofu tey boo fa doon génnee victime mu nekk fu sori donc am na li ñuy woowee ay passe mooy bàyyi yi fii dafay xóot fii du xóot léegi boo ko jëlee mun nga au lieu nga. génn doo mun a génn parce que dafay am lu ñuy wax canal ndox bi dafa am foo xam ne dafay tirer vers le large foofu da ngay contourner boo contourner canal bi automatiquement da ngay taxaw ci passe bi foofu da ngay am pied waaw bu dee zone yi la nga xam ni nag fépp dafay ñëw rek xóot amul passe boobu tu es obligé de faire lu ñuy wax rétropédalage mooy nga tëddal victime bi sa kaw nga pincer benn loxo bi ci ginnaaw beneen loxo bi nga aj ko ci kaw pour mu mun a yëkkati boppam nii ci kaw léegi yow nga def lu ñuy wax rétropédalage kooku dañ koy jàngal le maître nageur mu xam naka lay fayee di pédaler tànk yi ci suuf ànd ak victime bi ba pare di waxtaan ak moom pour mu relâcher wu gën a yombal remorquage bi. victime nag bu xasee ba agité ba nga xam ni yow ëpp na la doole mënatoo ko maîtriser foofu moo tax ñuy wax ne un sauveteur warul dem sauver les mains nues toujours da nga war a yóbbu sa bouée dispositif flottant de sécurité ñu koy wax DFS nga koy gis maître nageur yi di ko yor moom laa teg na le waaw dispositif boobu mooy tax ba moom. boo ñëwee ak dispositif bi rek boo ko joxee rek automatiquement moom loolu lay gis moo tax ñuy wax ne terme bouée de sauvetage même da nga koy dégg en politique ñuy wax ne kii de dañ ko jox bouée de sauvetage parce que boo ko joxee rek automatiquement réflexe am dafay jàpp léegi bu fekkee ni nag yow amuloo bouée de sauvetage te situation bi taxaw na là il faut que nga adopter beneen approche boo xam ni moom dooleem du mun a feeñ ci sa kaw doole. parce que yow si biir nga formation boo xam ni da ngay yëkkati ay mannequins yi def 80 kilos 100 kilos ci biir ndox nga fexe maîtriser ko nga génnee ko dans ce cas bu fekkee def nga prise boobu prise bi ma lay wax benn loxo bi ci ginnaaw nga pincer ko beneen loxo bi ci kaw nga pincer ko donc boo pincer benn loxo bi ci ginnaaw rek automatiquement moom amatul doole mais nag ñun dinañu egg ba fi nga xam ni sax dafay jar loxo bi damm
plutôt que mu lab parce que loxo mun nañ ko tabaxaat mais bakkan kenn mënu ko tabax voilà donc bu ñu eggee ba foofu dañ lay pincer ba nga xamante ni vraiment di nga yëg benn douleur boo xam ni dina la jaral sax nga xaw a taxaw te loolu tamit dañu koy jàngal suñu formation donc nga am benn baaraam bu damm wala benn poignet bu damm et cetera ñu génnee la moo gën tamit nga sa bakkan des foofu. léegi boo demee ba remorquer victime bi ba nga xam ni yaa ngi koy jàpp ak sa ay collègues ñu jàppale la ko am na benn prise tamit boo xam ni moom la ñuy génnee victime ci biir ndox parce que victime kenn du ko jàpp nii rek diri noonu génnee. déedéet dafa am prise boo xam ni da nga koy jàpp fii sous les aisselles kenn day jàpp sous les aisselles keneen ki ñëw jàpp sous les genoux ngeen mel ni ku ko tingoom après ngeen ànd ak moom ndànk ngeen ànd ak moom ndànk dox ndànk génnee ko bu ngeen ko génnee aussi am na benn position bu ñu koy tëralee parce que da ngay xool fi nga xam ni sol bi dafa plat sol bi pentul côté bi wala pentul côté bi foofu nga tëral ko comme ça yaram bi mën a nekk jub. yaram bi mën a jub waaw léegi nag sa premier réflexe mooy nga xool ndax il est inconscient ou pas le temps ñeneen ñi aussi di dindi lépp loo xamante ni daf koy téye mooy yëre wala lu serré wala ceinture wala loo xam ni daal ay bracelet yoo xam ni dafay tax deretam du mun a daw bu baax donc yooyu yëpp d'abord da nga koy dindi muy montre lu mu mënti doon waaw boo ko génnee d'abord ensuite nga xool ndax est-ce que victime bi il est conscient wala inconscient. donc première étape mooy intervention bi ngay def ak nage d'approche bi deuxième bi mooy remorquage bi ba nga ko indee sur la terre ferme ak tëral ko et cetera nga xool ndax est-ce que fonction vitale yi mi ngi dem donc troisième étape bi dafay nekk nga déglu ci bakkan bi wala ci gémmiñ bi ndax victime bi mi ngi siffler ou pas ndax mi ngi noyyi ci bakkan bi wala mi ngi noyyi ci gémmiñ bi. waaw bu fekkee nag victime bi dafa inconscient comme ni nga wax loolu mun na di noyyi mais bu fekkee mi ngi noyyi soxlawul def massage cardiaque parce que mi ngi noyyi léegi foofu lu ngay def mooy da nga koy may air maanaam nga defal ko bouche à bouche da ngay pincer bakkan bi ak sa ñaari baaraam ba nga xam ni bakkan bi tëju na nga yëkkati le menton fii ensuite. nga souffler une fois nga tëral bopp bi sur le côté comme ça moom dina wàccu ndox bu mu naanoon yëpp parce que ndox bu mu naan mooy tax ba mu inconscient ba nga xam ni fonction vitale am yëpp dafay dee complètement léegi bu wàccoo ndox mi ba nga sentir ni sifflement yi mi ngi ñëw mi ngi gën a di noyyi bu la neexee aussi nga xool selon les victimes aussi parce que nit ñi bokkuñu waaw bu fekkee jaraat na may doole aussi nga defalaat ko beneen ventilation waaw 3 insufflation après nga bàyyi mu wàcc ndox bi ensuite nga defal ko position latérale de sécurité PLS ñu koy wax da nga koy tëral sur le côté nii jël benn loxoom teg ko fii si kii bi pour mu mun a téye bopp bi mu jóg beneen loxo bi da nga koy bàyyi mu tàlli nii après moom mu tëdd sur le côté après benn genou bi ñëw lemu ci kaw beneen genou bi tëdd mooy position latérale de sécurité ensuite nga xaar ñi nga xam ni ñooy sapeur pompier yi ñu daal di ñëw ñoom bu ñu ñëwee aussi dinañ ko defal benn diagnostic xool après seen liggéey bu ñu ko mënee évacuer ñu évacuer ko pour vraiment xool lan moo nekk ci yaramam ak yooyu daal. souvent nga gis ay noyades collectives loolu moo koy indi da nga gis nit buy lab rek nga gis koo xam ni c'est pas un bon nageur wala koo xam ni expérimenté wul mu tëb ndax bëgg a def lu baax mu ne daf koy dem sauver ji alors que kooku mi ngi exposer boppam. loolu déjà si on n'est pas un bon nageur warloo dem di sauver nit kuy lab parce que au lieu d'une victime mun ngeen nekk 2 alors que ça arrive souvent dans les cas de noyade da ngay gis ay noyades collectives fekk loolu moo ko indi voilà te boobu dafay fekk jàppante dafay am ñoom dañuy jàppante parce que boo ñëwee jege nit ki comme li mu wax léegi amuloo nage d'approche boo ñëwee bu la jàppee rek jeex na dootu la bàyyi donc foofu yow si tu n'es pas un bon nageur wala si tu n'as pas été formé pour ça rek catastrophe mën na am. 2 mooy bu fekkee ni tamit nageur bu baax nga ñëw ba ci victime bi jàpp ko aussi bu xawee dëgër rek nga nar a sonn foofu tamit il faut nga bàyyi ko nga sauver sa bopp loolu moo gën parce que benn nit dem moo gën ñaari nit dem. bu fekkee ni tamit tu es bon nageur tamit mën nga remorquer victime
bu ñëwee ba ci la terre ferme comme ni ma la waxee noonu bu fekkee ni yow nageur kese nga amuloo formation maître nageur wala amoo formation secouriste donc foofu boo ñëwee ba foofu rek automatiquement ci plage bi tu demandes de l'aide nga wax nit ñi ndax fii am na médecin wala am na un secouriste et cetera su amul ñu contacter les services de secours defaral ko position bi ma la wax noonu PLS wala aussi voilà ñu téléphoner les services compétents. tey boo ñëwee ci géej même ñun ñi nga xam ni sax ay nageurs lañu nekk ay sauveteurs ñi ngi nekk en contact permanent ak ndox mi ñun bu ñuy ñëw du ñuy ñëw rek daw rek sóobu dañuy ñëw d'abord dugal suñu tànk ndànk parce que boo constaté ñu ngi au mois d'août mais ndox bi dafa xaw a sedd tuuti quand même dañuy dugal suñu tànk tuuti ñu jël température ndox bi tuuti suñu yaram muy yéeg ndànk ñu koy sentir muy yéeg ndànk muy yéeg ndànk ba au niveau des cuisses ñu taxaw foofu tuuti 2 à 5 minutes ba nga xam ne sunu yaram jël na température bi ñi soog a mën a dugal sunu bopp. am na tam ñoo xam ne dañuy jël ndox bi di raay seen nuque bi fii raay fii tuuti raay les membres les artères pour tamit ndox bi mën a jël température bi bañ a am ay choc yooyu choc anaphylactique et cetera. ñun am nañ fi ay cas de noyade yoo xam ne noonu la des sportifs dañuy pare rek ñi ngi ñaq seen rythme cardiaque mi ngi élevé ñu pare rek juste rek daw plonger ci ndox bi loolu mooy indi choc. parce que mun nga xëm immédiatement parce que différence de température boobu di nekk entre sa yaram ak ndox mi mën nga xëm directement surtout que da nga ñëw plonger ak sa bopp souvent loolu daf ñu fi dal ay nit lap ci loolu mais yàlla def na heure bu nit demee soobu dañuy wax ak yow wala tamit à la descente ñu xam sportif yi ñi ngi dugg dañuy dem def ronde di leen ko wax nànk-nànk ba maintenant le message est passé. parce que jàngale fay dañ koy diviser en 3 étapes. am na boo xam ni mooy la familiarisation mooy nit ki xamul ndox xamul le milieu aquatique donc kooku bu ñëwee cours yi nga koy njëkk a defal dafay familiariser wu maanaam di jàng dugg ci ndox bi di xuus di laal ndox bi di am ay sensation loolu mooy familiarisation d'habitude moom la ñuy defaral xale yu ndaw yi nga xam ne dañ leen di initier mooy dès l'âge de 4 ans 5 ans 6 ans et cetera voilà wala koo xam ne dem na ba mag mosul am contact avec le milieu aquatique kooku aussi dañ koy defal familiarisation. am na l'apprentissage li ñuy wax l'apprentissage bi nag kooku dafa dugg ci ay aspects beaucoup plus techniques parce que il faut am na 4 styles de nage mais li ñuy gën a jàpp nit ñi xam mooy brasse wala crawl bi ngay sànni sa loxo noonu brasse mooy bi ngay def sa ñaari loxo nii yaaba ñu ko naan yaaba waaw crawl mooy bi ngay sànni sa loxo d'habitude nit ñi boobu la ñuy gën di fay waaw léegi nag pour jàng loolu il faut que un spécialiste jàngal la ko. parce que dafa am processus boo xam ni moom la ñuy jàngalee fay avec un programme boo xam ni dañ ko établir pour nit ki en 10 séances bu góorgóorloo tuuti mën na fay parce que ñun cours yi ñuy joxe en principe 95% ou plus bëgguma exagérer en 10 séances dañuy mën fay. wax na familiarisation wax na apprentissage léegi nag perfectionnement bi boobu c'est pour les nageurs ñi nga xam ne dañu bëgg a ñëw di def ay compétition et cetera comme xale yi nga gis fii ñoom dañuy def compétir ñi ngi bokk ci club et cetera ñooñu moom c'est pour la perfection ñoom c'est des bons nageurs